Block hip hop number one. Block hip hop. Block hip hop. ay ci il est 15h pile di bëggee gars yi nga xamante ni ñu doon bàyyi xel depuis 14h ay ca sama invité mi ngi nii teew na maa ngi koy bëggee bu baax a baax di ko ziar di ko jox mu nuyoo salaamaaleykum Mr Mbaye. maaleykum salaam Mr Ndiaye Doos. maa ngi lay ziar Baye Doos naka moom. sant bu wér a wér. maa ngi lay bëggee bu baax a baax ah. maa ngi lay delloo di la bëggee aussi bu baax a baax. di am mbégte aussi quoi. ok man tamit di am mbégte ci teew bi nga teew fii. mbégte bi ma am ndax mooy j'avais tellement envie de faire face. avec vous quoi parce que. dëkk nga sama gox ñu bokk benn tund bi. may gis lu nice li ngay doxal. foofu noonu may gis aussi jeunesse bi. ni leen di jàppale ci art bi aussi. en tant que ko yor studio di encadrer ay jeunes rappeurs. comme ay jeunes yoo xamante ne ay waykat lañu. et tant d'autres même. dëgg la kon ça fait l'occasion pour man. ma féliciter la aussi ma encourager la si bu baax a baax. moo tax mbégte bu kawe laa am quoi le fait que ma ñëw. jàkkaarloo ak yow. merci waay kontaan naa trop ah. ci mbégte boobu nga am tamit moom laa am parce que tamit gis yow tamit sa li ngay baywaar ci dëkk bi rawatina goñ ba. moo tax tey ñu teewee jotaay bii nii man ak yow suñu première question nag mooy ñi nga xam ne dañuy déglu mosuñu dégg Mbaye Sy borom mouvement Daar Daar nga wax kan mooy Mbaye Sy. waaw maa ngi nuyu auditeur ak auditrice su i rajo yëpp. di leen am mbégte. aussi di leen wax ne Mbaye Sy pour ma présenter sama bopp. lu yomb la. Mbaye Sy daal pour mu gàtt mooy ndaw Mbàkke bi. ki nga xamante ne aussi il est là pour l'intérêt de sa commune. pour l'intérêt de sa population. kooku mooy Mbaye Babacar Sy. aussi Daar Daar bi aussi. di nuyu au passage Serigne Mamoun Mbacké. nga xamante ne mooy président bi. aussi mu si def liggéey bu am solo. kon lii kii daal mooy Mbaye Babacar Sy jarul mooy tudd benn ndombal tànk wala dara ainsi de suite en tout cas. c'est un jeune. fils de Mbacké. Mbacké ma gënal lu ma mën ci am. te pour mu gàtt mooy Mbaye Sy doomu Mbacké Bawol. celui qui vit pour l'intérêt de sa localité. ok la ñu bëgg a xam mooy Daar Daar ci olof su ma juumul mooy léegi. mouvement bi c'est-à-dire que concept lan la maanaam problème day am ñu faj ko ci saase moo tax ngeen tuddee ko Daar Daar wala. waaw Daar Daar dafa wuyu ci dëkk bi fi mu toll. parce que bi ñu koy tuddee Daar Daar dañ ne woon stade de Mbacké Daar Daar. parce que boobu dañu ànd. ñun ñëpp. nangul xalif général des Mourides. di ko ñaanal suñu boroom yokk ay fanam. may ko wér gën koo kattanal. amiin ak kilifa diine yi ci réew mi yëpp. amiin donc mu am yéene bu mu am ci Mbacké Bawol. mooy lan Serigne Touba am fi kër. mu sàkk woon def ko ci bërëb boobu nga xamante ne dañ fa nekkoon di fa tàggat suñu yaram. ñu nit ñu am ci mbégte. gis këru Serigne Touba. ci sunu génération ñu samp ko biir Mbacké Bawol. te Serigne Touba ñëw di ko fa sampal boppam muy Serigne Mountakha. ñu jël ko jébbal ko. donc fekk ne am na stade bu ñu tàmbali woon il y a de cela 2008-2009. par le président Abdoulaye Wade. aussi di ko ñaanal moom tamit suñu borom gàggal ko fii. stade boobu taxaw xamuñu woon sax lu ko taxawal parce que presque boo xoolee stade boobu bi ñu koy tabax waa Mbacké sax xamuñu woon ne. ñu ngi fay tabax stade. bi ñu xamee ne ñu bëri bi ñu xamee ne ñu ngi fay tabax stade. mooy bi ñu jëlee zone bi. stade bi fi nekk jébbal ko Serigne Touba. donc ak mbégte. si lañ taxaw ñu ne. comme jox nañ Serigne Touba. li ñu war nag mooy lee ñu tàmbali woon. depuis 2008-2009. dañu bëgg ñu samp ko mu doon stade Daar Daar. loolu moo indi stade de Mbacké Daar Daar. bi ñu xeexee loolu. ba ñu tàmbali ba am ak yi nga xamante ne jàpp nañu ne. tey jii ñu ngi ci dispositif pour mettre. stade digne de son nom à Mbacké. kenn koo yóbbu assemblée nationale ñëw indi génn xaalis bi tàmbali travaux yi. ñu ne nag nañ ko tuddee mouvement Daar Daar lépp loo xam ne tey. sunu commune bi yelloo na ko. muy am ci yeneen communes yi. sunu koy xeex dañuy ñëw daan ne. par exemple hôpital niveau 1. Mbacké Daar Daar. parce que mënatuñu xaar. parce que li suñu waajur yi doon muñ.
ñun mënatuñ ko muñ. parce que li ñuy wax émergence dafa am. partout dans le monde da ngay toog fii léegi wax ak sa mag bu nekk bitim réew. bu njëkk loolu nit ñi amuñ ko woon. da nga daan gis ñu naan la dañ daan jógee si gaawaan. dem wuy ji téléphone ville. jamonoy fixe. donc yooyu yëpp am. kon tey mais daguma la mais gis bëgg nañ xam mouvement daar engagement première PAM lan la njëkk a def quoi. waaw suñu engagement. mooy bi ñu njëkk a def. mooy dañu taxaw en tant mouvement daar taxaw di xeex pour ñu defaral ndawi Mbàkke yi. stade daar. bu amul xaar sans deadline. mais pour man est-ce que mouvement bi stade bi amul lu gën a taxaw stade bi quoi. waaw xam nga dafay ñëw par circonstance. gis nga xeex boo gis. circonstance boo ko indi non parce que non depuis man ma yàgg a dégg Mbàkke gars yi dañoo yàgg a kaas affaire de stade. te defe naa ni dëkk bi am na leneen lu gën a yellool avant que ñuy wax stade donte waxuma stade waru fi am est-ce que tamit yéen seen mouvement warul woon a maanaam gën a taxaw loo xam ne lu demee ni lu mel ni hôpital maanaam yenn jafe-jafe ya fa am wala tamit leneen loo xamante ne tey jii nii mi ngi am si dëkk bi. xam nga li ñu xeex. bëri na. lycée Mbàkke bi tey. su demee ba gone yi di fa jàng. di fa def excellent résultat yi. nañu ko santé ñun ak suñuy frères. ñoo taxawoon di xeex ak président de la république ñii dañ nekk si tey ay handicapé ñeneen noonu donc quand tu me parles de mouvement daar dama lay wax rek ni mu juddoo mais bi ñuy xeex pour Mbàkke am stade boobu mouvement daar existé wul amul bi ñuy xeex pour Mbàkke am lycée mouvement daar existé wul bi ñuy xeex pour ñu réfectionner tëli Daaru Salaam bi ak Mbàkke am ay infrastructure digne de son nom mouvement daar amul mais mouvement daar boo gisee mu am dañu yoroon benn panel bu doon wax ci sport loolu la ñu jël bi ñu jébbalee sëriñ bi stade bi ñu gëm ne nag c'est le moment ou jamais ñu am stade digne de son nom bee ñu tàmbali nañu ko eggali loolu moo indi mouvement daar bi mais au-delà de loolu opéré nañu ay nit ci mouvement daar opération ay plus de 900 et quelques mille ñu dajale ko dem opérer ji si ay nit faj leen jël leen si ay élèves di leen inscrire à travers mouvement daar nit tamit am na jafe-jafe bu mu mënul wax kenn mu gis mbay si jël ko PV wax ko ñu dugg am nu ñu ko waxee ñu saafara ko donc moom mouvement daar tey dépassé na stade bi nee naa stade bi yàlla moo dogaloon rek ñu jaaree fa. daar bi yaay président bi wala. non du mu président bi. je suis le coordonnateur président bi Serigne Mamoun Mbacké la. mais parce que boo xoolee mouvement bi ñu bëri dañu jàpp ni mouvement mbay si la ndax parce que yow lañ si gën a xam nu mu demee noonu. waaw mbooloo boo dem. dina am ñoo xam ne xëy na ñoom la ñuy ëpp di tudd. waaye ko xeebu laa si. parce que aussi di ndokkeel sëñ bi bu baax parce que boo gisee ñu jël ko. souvent li ñuy tardeel si ay combat mooy. da ngay xeex ba mu yàgg. ñu ne mbay si diw la faral. mais mu gëm ne ku sant Mbàkke suñu ko jëlee. indi ko ñëpp xam nañ religion ak sport bi ni mu mel. football dañu ko sib. kon bu ñu jëlee ku ñu mel. di sëtu maam Cheikh Anta. suba suñu borom mën a dogal mu nekk maam Cheikh Anta ci kaw suuf. kon loolu dañ doon di teggi benn équivoque. pour wan nit ñi ne leen. xëy na kilifa diine bi. comme su ma juumul daal moom président la mais dafa jël après jiital la. non jiitaluma. mooy président bi fees fauteuil bi. dell. mais ñun tamit. am na loo xamante ne sëriñ bi du ko defi ji. ñun ñoo koy defi ji. ñun ñooy wàcc sur le terrain. ñooy indi les informations. yenn bërëb yi tamit ñoo fa mën dem. parce que tey ab sëriñ dëgg la il est jeune. nangam bëgg na sport bëgg na dëkk bi baax bëgg na dëkk bi jag mais am na loo xam ne tey niñ ko mën a dékkoo ñun moom du ko si fekk na tey bu ñu ubbi woon antenne bi léegi ñu ne yéen daar tekkoo leen dara donc loolu day ñëw directement ci sëriñ bi mais tamit nga maa ngi jégalu de mais tey jii tamit est-ce que sëñ bi moom nu nga a nekk président lan moo taxoon moom mënoon naa bokk ci mouvement bi mais rek comme par exemple mu nekk ci suuf bañ a postuler comme président mu bàyyi ko mbay si wala keneen ñëw nekk président comme li nga wax nii quoi. postulé wul xam nga ñun bi ñuy xeex. dañu teg suñu comité amul président amul dara ñu xeexe ji. bi ñu xeexee ba am li ñu bëgg. ay yeneeni nit dëkk Mbàkke aussi ñoom it. jàpp na ñun li ñu nekkee. maanaam du ak yar du ak teggin. mooy lan offensé ki nga xamante ne. day wax mu deñ ñu ne ko li ngay wax lépp dara amu si. c'était le ministre Matar Ba.
wëlbati ko attaquer le président de la république Macky Sall. mooy lan li nga waxoon lépp. defoo ko. ba tey réaction am ñu tàmbali. di liggéey. kon ñun dañu jàpp ne comme def nañ loolu ba ñu tàmbali di liggéey. ñeneen jugoon nañ nag. di ñu dem ne ministre bi ñooñu di wax. li ñuy wax engagé wul ndaw yu Mbàkke. ñoom ñu koy wax ñoom la engagé. xam nga danger mënu romb loolu ñu ne léegi ñun nañu constitué wu. jéem a teg suñu bureau en place. jéem a wuti ay kayit. parce que jafe-jafe Mbàkke yi bëri na. bu ñu saafara stade ba noppi. hôpital nañ ko songu. route yi nañ ko songu. mais aussi un lycée technique digne de son nom. war na mën a am Mbàkke. ok dëgguma la di rappeler gars yi rek sama invité Mbaye Sy mu ngi fii ci 100.6 i rajo Mbàkke ci bloc hip hop rubrique bu ñuy wax kaay ñu wax mu nekk suñu premier numéro di bëggee waat bu baax a baax Khadim Thiello mu ngi ñuy déglu depuis Dakar ci Facebook live mu ngi ñuy dégg ak Moustapha maa ngi lay ziar depuis Pakou Guénar ak Xum Aziz ak gars yëpp nga xam ne ñu ngi déggee ci Facebook live donc dañuy ñëwaat Mbaye Sy donc ci côté financement bëggoon nañoo xam parce que li fi lim yëpp budget la te stade nguur moo koy defar mais en tant que mouvement ngeen lijjanti seen i këyit après nee nga bu ngeen songee da ngeen ñëw ci hôpital da ngeen di ñëw si leneen ak leneen mais ci côté financement bëgg nañu xam nu mu fa demee. waaw loolu état moo leen financé wala politicien wala nu mu demee. loolu fierté la. mbégte la. xam nga lu tax mu doon fierté doon mbégte. nit ñi il y a de cela 5 ans wala 6 ans ci ginnaaw. lu nu gëmoon mooy suñuy teg concept. dañuy yaakaar Baye Dose. moom bi nga xamante ne peut-être mën na dara. mu jox leen ñu dem def. mais tel n'est pas le cas chez nous. ñun lu ñuy def. ñooy cotiser suñu bopp. ñun ñooy cotiser suñu propre xaalis. dem kenn ku nekk 1 million ngay cotiser. waaw xam nga cotisation moom. da nga koy wax. daan na gars yi kat tey ñun 200 000 lañ soxla ndax malade bi nangam la soxla. 200 000 la soxla. kii ne joxe naa 10 000 kii ne joxe naa 20 000 kii ne joxe naa 50 000 noonu lañ koy doxee. ñun si concept boobu la ñu toll. peut-être nag nit dina dégg mbir rafetlu ko ñëw intervenir si. mais on n'a jamais été demandeur tey ñu taxaw di xeex dara. dem ci nit. na ko jox ñu. bu dee am na aussi. ñooñu dinañ ñëw un jour ñu ne ñii de ba ñuy xeex. ñëw nañ ci man politicien bi. laaj man nangam. mais juste xam nga mouvement tey boo ko dee wut pour que kayit yooyu noonu c'est juste pour nga légal mais tamit dina am ay comment dire ay état day génne budget chaque année ñi nga xam ne dañuy bind projet ñu daal leen koy jox. est-ce que yéen tamit tey jotal leen ay financement yoo xamante ni peut-être bu ngeen ko jotee benn yoon jot ngeen ko ñaar yoon est-ce que tamit loolu tamit gënu leen may appui. non juste pour rebondir parce que ñun ça fait 1 an et quelques ñu dugal suñuy dossier à la préfecture de Mbacké ba tey woowuñu enquête. ba léegi jotoo leen ba nii plus de 1 an. donc man d'après samay gëstu li ma dégg nag dafa mel ni xaw ngeen jot ngeen financement de parce que li ma gis donc ci côté ak li nga expliqué ak man li ma def samay gëstu ci côté mouvement parce que am na fu ma jaar dem naa gëstu parce que jekku rek invité donte gis naa ni yaa ngi bay sa waar ci Mbacké mais tax tey jii nii ma invité la ndax dañuy defar rek émission bi defar la nekkul émission boo xam ne dañ fi woo kenn pour di ko saboter wala dara quoi dañuy waxtaan ba juboo ñiy déglu xam ni yitte dëkk bi mooy dëkk bi avancé moo tax ma laaj est-ce que jotoo leen financement. xam nga man suis musulman. si li ma jàpp si li ma gëm. xam naa ne man jullit laa nga damay waat ci alxuraanul karim. su dee nit mës na yëkkati 1 franc financé ñu. yàlla bu sama waajur fekkee suma njariñ loolu moom dama bëgg mu leer kon nit ñi peut-être mooy li ma la doon wax. tey si c'était un Mbaye Sy qui est devant. leneen la ñuy wax. mais kuy jot financement moom neex na xam. te nit ñi mooy li ma la wax. les gens ñiy wax ni nit ñi dañuy jot. parce que ñoom lu ñuy def dañuy dem laaj ji ndimbal. ñun li ñuy def. suñu ko mënul dañu koy bàyyi. tey bu ñuy xeex kon mouvement bi c'est-à-dire que yéen li ngeen entamé yéen da ngeen ko mën quoi moo tax. ñun li ñuy xeex ñun dañu ko mën. li tax ñu mën ko mooy. suñu bopp la ñu yaakaar pour def li ñu bëgg a def. ñun songuñ ne dañuy tabax stade. newuñ ne dañuy tabax hôpital mais mën nañ génne 200 000 francs suba. dem woo toute la presse sénégalaise dajale leen suba. kaas attaquer le ministre de la santé attaquer ku ñu neex. pour Mbacké li mu war a am mu am ko. te bu boobaa du ñu dem ci maire ne ko jox ñu 1 franc. wala ma Samba wala ma Demba. suñuy poste la ñuy làmb di ko def. parce que loolu yombul. mais heureusement. ba sëñ Mountakha bi mu ñëwee tombeek mu joxe ndigal.
Touba ca kanam bi gars yi waxee lu mu wax li ñuy jëf daal na ngeen fexe ba ñi koy joxe gis fu ngeen koy def ñun ci loolu la ñu nekk mais nag des fois ñii rétrogradé xale yi di leen delluwaat ginnaaw di leen dutaloo ci mouvement yi mooy ñi nga xam ne ñoom bi ñu nekkee jeune am âge bi ñu am waroon taxawaay bi ñu waroon taxaw ils n'avaient pas fait defuñu ko woon ñooñu tamit dañuy am benn jalousie bu taxaw ñenn ñi dañuy far ak nguur jàpp ne yow boo attaqué le ministre da nga attaqué état bi si sport soo attaqué ministre de la santé bi da nga attaqué nguur gi parce que ñoom loolu la ñu gëm xam nga balaa ngay far man mën naa nekk vrai socialiste mais fii dama gis ni ñenn ñi dañuy wax ni bu dee da nga bëgg dara il faut nga ànd ak nguur juste keroog si émission Aliou Ka maa ngi dégg ku mu invité woon sunu papa muy expliqué lu mel noonu mu ni pour stade bi dox il faut que ñu far ak nguur te moom it su ma juumul moom it itteem non itteem moom tamit dafa bëgg stade bu Mbacké avancé xam nga dans un pays de droit dans une république bu nit ñi war a respecter ñu ne lii état la loolu un politicien wala ku dul politicien sax su ko waxee délit mënu ko romb non kon moom li mu wax yow délit la quoi si yow délit la parce que li tax mu nekk délit mooy tey Fatick gay wooteel Macky Sall gënuñu Mbacké Bawol parce que ñun ñuy fay impôt fii di fay leneen pourtant dañuy contribuer ci stade ba ñuy tabaxal Fatick à travers l'argent du contribuable suñu xaalis ma nga fa est-ce que dañ ñu gën nit ki mooy won nit ñi lu tax ñu ànd ak moom mbay si wonul waa Mbacké ak waaye di wala kunkan wala manquant boo tax ne bu waxee lu dul dëgg nit ñi daan ko mbay si li nga wax dëgg la nit ñi dañoo dépassé foofu gis nga quand on est en politique ne nit ñi dem politique yi mais quand il s'agit de Mbacké de demander ce que de droit nañu respecter population bi bañ leen di wax su ngeen foroon ak nguur nangam dama ne la depuis indépendance fekkuñu fi suñuy baay ak suñuy maam la fi fekk Mbacké musul woon ginnaaw pouvoir musul am an léegi lan la si Mbacké am ne ma lii nii yow Ndiaye Doss yow il y a 10 ans ñëw nga Mbacké fekk fi stade fekk nga fi hôpital digne de son nom fekk nga fi ay route digne de leur nom wax ma ko donc affaire bi du foofu xam nga affaire bi fan la xam nga en fait xam nga affaire bi fan la ni ma bëgg nit ñi xam ko mooy gis nga uude ni mu la gisee noonu la lay ëwalee on a tellement de problèmes yoo xam ne nit ñi dañoo war a arrêter loolu il faut gars yi arrêter loolu ku ma foralul du ma la defal wala nangam pourtant am na ñoo xamante ne Fatick am na ñoo xamante ne voté luñ Macky Sall te dañuy dugg ci stade dañu gën wala dañu gën oui ma juste Mbacké bu ñu nee avance si daal bi nga wax léegi comme Mbacké dese na avancé de parce que comme côté yoon yi nga wax tey boo xoolee Mbacké yoon yi ñu fi gisoon rek lañ fiy gis hôpital ba gis nañ ko am nay jafe-jafe loolu moom ñëpp xam nañ ko. lool am nay jafe-jafe. mais comme li nga wax boo ñëwee fii Mbacké comme li nga fi doon fekk nangam Mbacké même ñi nga xam ne demoon nañ 10 ans bu ñu ñëwaatee dañ naan non Mbacké li fi nekk lañ fi nekk. mais attention mais waa damay déglu mu wax comme par exemple boo xoolee li nga wax ci côté nguur gi lan moo tax Macky Sall sawaru fi def dara. parce que. tey li tax xamaloo deful fi dara. waaw parce que dafa manqué reconnaissance. il faut dire ça. reconnaissance bi xam nga ban mooy manque de reconnaissance. parce que su ma juumul. j'aime pas parler actuellement nii. bëgguma di wax ci politique. mais dama lay wax benn fait bu réel. man en 2012. mon grand frère était député. ñun ñoo doon def Y'en a marre. di yàq meeting Ablaye Wade yi fii. parce que on voulait qu'il quitte le pouvoir. on ne croyait pas à son 3e mandat. ñun ñoo ko doon yàq. di jël tous les risques. auto police yi presque dañoo jaarul rek suñu put gi. amul lu ñu deful. ba mu ñëw ci pouvoir bi. élection yi mu njëkk a gañ. c'est les élections législatives. Mbacké a voté massivement pour lui. falal ko juróomi député. affaire bi du foofu xam nga affaire bi fan la. affaire bi dëkk bi li fi manqué. nga def fa la fa manqué te la nga mën. boo jeexalee sa morom ñëw def fa la fa manqué ci la mu mën. parce que muy yow di man. d'ici 5 ans du ñu taxaw fii di waxal ay ndaw. d'ici 5 ans du ñu taxaw fii di continuer. continuer combat bii nga xamante ne. dañ koy continuer. d'accord c'est pas éternel. d'accord dañuy dem suñuy morom ñëw. damay ñëwaat ci daar bi mais yaa sa copain sëñ Mbaye Seck tamit dafa mel ni su ma juumul temps yi da ngeen neexewatoo leen quoi. non neexoon nañu. parce que on a aucun problème. waay parce que xam nga entre deux êtres humains. on a de très bonnes relations. mais quand il s'agit du conseil communal de la jeunesse.
dañu fa am benn problème bu fa am. fii ak problème boobu. réglé wuñ ko ba mu jeex. pour man. quand il s'agit du conseil communal de la jeunesse am nañ fa problème au niveau du bureau. je le dis haut et fort. je du ma ci sol quand. non mais quand il s'agit entre deux personnes d'après su ma mais juumul daf samay gëstu dégg naa problème bi yëpp si yow lu jógee. problème. waaw parce que yaa ngi Mbaye yaa sëñ Mbaye Seck wax dëgg yàlla man yéen ñaar la fu ma mësaan gis sëñ Mbaye dama lay gis quoi te conseil communal de la jeunesse yow doon nga si bay sa waar moom doon na si bay waar ba bi ma ko invité Walfadjri bi may nekk Walf duggoon nga di seede loolu kon su ma demee ba dégg si ay problème lu mel ni ay affaire de problème est-ce que coowul xaalis non y a aucun problème entre nous il faut nit ñi xam benn mbir man ak Baye Doos mën nañ jotewuñu dara mais bu dee li ñu boole bu dee mais est-ce que mën nga ñu see indil ay leeral pour gars yi déglu xam parce que comme yow da nga ne dañu am problème te problème bi ci man la jógee président bu duggoon léegi dina la Mbaye si sama rakk la amuñ problème te tey laa engagement bi amoon ci conseil communal de la jeunesse tey laa ko gën a am la ma ca doon def lu ko raw laay def bi ñuy togg ñun ñoo ko initié ren bi ñuy togg c'était là-bas lu ñuy def lu nekk c'était là-bas suñu invité woon conseil communal de la jeunesse ñu dugal ko ci bureau bi ñu bokk WhatsApp bi ñu bokk ma yëg ko kenn du ma fa jiitu donc pour amuñ problème mais comme li gars yi di wax Mbacké nit ñi dañuy dégg téel ne damm na mais ci biir conseil communal de la jeunesse am nañ problème parce que c'est un problème d'argent boo xamante ne dafa am ñu war koo leeral te leeragul mais est-ce que tamit yaa ko coob wala sëñ Mbaye ko coob wala keneen a ko coob wala nu mu demee noonu moom suñu borom def na suñu borom dogal na mosum xaalisu conseil communal de la jeunesse mosum jaar ci man mosuma ko fanaanoo parce que lii c'est diamétralement opposé ak xaalis buy jaar sur un simple élément je suis vice-président chargé de la commission des finances kon su problème mu xaalis amee c'est à moi de prendre mes responsabilités d'aller faire des investigations et revenir wax ñi nga xamante ne laa séqal mbir mi ñu yabaloon ma ne leen lii lañ indi sur table mais depuis loolu bi ma indee loolu sur table amaguñ terrain d'entente buy wane ne xaalis bi fii la jógee fii la ñu ko def wala xaalis bi mu ngi nii kat le trésorier am xaalis bi wala président bi taxaw daan ne xaalis bi maa ko récupéré lii laa si def c'est aussi simple que ça parce que gis nga Baye Doos Mbacké dañu am nit ñi des fois dañu baax de telle sorte que dañuy jàpp ne su ma àndee ak yow rek yow su ma àndee ak yow rek ànd naa ak yow boo defee lu bon du ma ko wax soo defee lu baax rek ma tàcc samay loxo buñ la attaqué ma ñëw attaqué nit ñi tamit nañu xam ne nit ñi ay nawle lañu te askan wi cette jeunesse là qui est derrière nous et qui est devant nous suñu ay nawle lañu et demain nous allons rendre compte muy man di sama morom di keneen parce que bi ñuy indi nit ci présidence conseil communal de la jeunesse wala ci mairie wala ci nangam dañu engagé woon xeex fight pour nga ñëw kon ñun la ñu dénk comme ñun la ñu dénk ñun si suñu biir nag ñun ñoo war a leeral askan wi pour ñu xam ce qui se passe réellement ce qui se passe j'ai aucun problème avec le président ni avec le trésorier xaalis jaarul ci man xaalis nangam mais xaalis problème mu coowal xaalis am na ci conseil communal de la jeunesse te c'est un dossier pendu dañuy xaar mu leer mais y a aucun problème entre les personnes d'accord merci monsieur Mbaye Sy di rappeler gars yi yéen a ngi am seen bloc hip hop fii ci rajo Mbacké 100.6 ma dalal ci Mbaye Sy mouvement Dar di wax gars yi tamit si ngeen bokk mën ngeen ma envoyer seen ay questions ci 76 169 45 09 76 169 45 09 lu ngeen bëgg a laaj Mbaye Sy après wala ngeen dem ci Facebook live rajo officiel rajo Mbacké officiel ngeen bind commentaire seen question après ma tëjji téléphone bi tamit lépp ci par respect rek ñu waxtaan loolu mooy concept émission bi pas de déborder pas leneen ak leneen Mbaye damay ñëwaat ci mouvement Dar banc public yi nga xamante ni def nañ ko fële koñ ba muy boulevard tey nee nañ Mbaye Sy moo ko fa def d'après sax man si laay doog a dégg ni mouvement Dar la ak ñii tamit nee nañ du Mbaye Sy booy dañoo ku nekk da ngaa génne sa xaalis teg donc nga bëggoon ci am ay leeral parce que tur lañ ci njëkk a gën a dégg man bu ma njëkkee gis action bi sax man kontaan laa def ba sama xel dafa nekk ci yow li gën a mébét sax ñu toog fii pour yaatal ci loolu ndax bu ma gisee loo xamante ni day avancer ab dëkk ma gis ko ma laajte ñu wax ma ci. moo tax ma kii dama bëggoon loolu kontaan. gën a bég. parce que kanam la jëm.
ñi wax naan mouvement daar la loolu amul de un. amul élément bu amul ça n'a rien à voir avec le mouvement daar laalewul. Deuxièmement mooy. je suis dans une ASC. ASC mbooloo mi laa dëkk. je suis parmi les dirigeants. les plus influents. dans l'équipe. dañu bi Covid bi amee dañu jëloon suñu kees. plus de 300 et quelques mille. jënd ko ay denrées. bi Korité bi ñëwee ñu jàppale ko sunu waa gox. dañu defoon ko mooy nit buy joxe alalam bërëb. ba dem ñëpp impacté wu. am na ñu ko mënoon. am na ñu ko xam ne doywuñ ko woon dara. mais dañ doon massawu nit ñi ci boobu noonu ñu doon def couvre-feu di def nangam. nit ñi di tëdd timis ainsi de suite. Korité boobu on a déployé plus de 300 et quelques mille jënd ay denrées. ci Korité bi ñu def ko ci ay mbuus plus de 160 et quelques maisons ñu jagleel leen ko. bi nu ko defee comme li ngay wax rek boo defee lu baax ñii dañuy apprécier ñii dañu apprécier. ñenn ñu jàpp ne. avec l'argent du club waruñ ko woon a defee noonu. on a accepté nangu ne comme loolu ngeen gis même bu dee benn nit sax. jàpp nañ ne même bu rafetee ñëpp rafetlu ko bu benn nit contesté il a le droit. Korité bii ñu génn. ma ne leen équipe bi bu yoroon milliard. soxlawuñu ko parce que tak fi ñu dëkk. xam nga ci dara y a des personnes ressources. ñu ne ma ne leen nañ leen dajale suñuy grand ak ñun li ñu yor. ñi jënd saako pomiteer ñi dégg saako soble ñi jënd nangam. ñu dajale ko. def la ñu defoon ndax lu baax kat. bu jëmul kanam day mel ni ngi sal la woon. suñu borom dogal tey liñ ci def romb na 400 et quelques mille di dem. mu di kat bi nu paree ma dem ko ñu gàdd ga fi may fréquenté. waay bi ma fa demee waa gox ba tàmbalee cotiser. dugg si kër yi ne dañoo bëgg a changer seen ay lampe mbedd yi pour mu gën a leer. ñoom ñu changer. dajale seen xaalis dugg ci kër yi ba mu mat benn somme ñu dem jënd seen ay lampe changer li fi ñu dëkkee ñoom ñu leen si féliciter den si encourager kon su ma juumul lampe yi ma gis foofu mouvement daar la wala non damay ñëw xam nga damay leeral dama leen sama koñ laa la wax sa koñ waaw 1 franc yi mouvement daar demu si bu ma ko gisee foofu ma ne comme ñii ñoom man lii asantuma laa man nag mi dëkk sama gox nga xamante ne war naa faa mën a initier lu ni mel. ma ànd ko ak samay mag. ñoom bébé ndaw ñoom Ibrahima Ka ñoom nangam toujours. mooy sem gox. boo ko disee mu groupe boobu. ñu ko tuddee ànd booloo taxawu sa gox. mais pourquoi tamit mouvement daar parce que comme que avancement Mbacké moo leen itteel. xam nga mouvement daar c'est tellement large. damay ñëw rek. après dinaa ñëw ci domaine boobu. bismillah léegi bi moo leen ko waxee ñëpp rafetlu ko ñoom Ibrahima Ka. ñu créé groupe bi. xam nga luñ doon joxe. par kër. 50 000 francs du kër yëpp nag. ndax ñëpp yemuñu. ñii 50 000 ñii 100 000 te ñi joxe seen xaalis ñëpp ci biir koñ bi la ñu dëkk. mu doon bégte. doon fierté. mënoon naa ko wax. ñëpp daan na moo day lekk xaalis bi wala moo tur la ci bëgg. mais kóolute googu sama gox wóolu ma. ànd kook samay mag ñu wóolu ma. wax dëgg fa yàlla am bégte la si man. c'est la ñu jënd premier coup dañu jënd 12 lampes. lampe bu ci nekk dikk nañu moins 28 000 francs CFA xam nga 12 lampes kon du ay caaxaan te 1 franc yi benn autorité booba demu ci ñu jënd ñu ne ma man sax dama ne woon du ma dem si benn autorité administrative di ko wax na ko dañuy monter parce que lii devoir citoyen la sunu mag honorable député Thierno Ibrahima Sy que je salue au passage peut-être mu ngi suivre ne ma bindal lettre nga dem mairie nga wax leen ne la jox ay éléments pour ñu ñëw changer yéeg ci kaw monter lampe yi parce que mooy Mbacké da ngay def dara ñu jàpp ne da ngay politique ñu ba dem facilement l'adjoint maire facilement mu rafetlu ko moom laa fa fekk moom Mor Sow di ko nuyu aussi au passage mu rafetlu ko woo éléments yi ci tàng-tàng bi ne leen mettre naa leen en rapport ak Mbaye Sy ay lampe yu ngeen ko war a monteel seen koñ fa la tàmbalee gi nga xaalisu lampe yi bi ñu montee lampe yi ba noppi mu des xaalis boobu des mu ne comme suñ boulevard bi chaque jour ñu ñëw fii naan ñu du footballu kaay du nangam te foo dem ñu lotissé ko am na terrain pour sport mais foofu tamit bëggoon naa si ñëw quoi ndax non dinaa ñëw waaw parce que am na terrain pour sport man leen lii des comme chaque jour ñu teg pression gone yi ci boulevard bi sama doom bu fooyewul ci boulevard bi fan lay fooyee xanaa doona ma day dem ba course ba
wala ba ginnaaw sancaan ya di fa fooy ji. mais tamit football boobu dafay indi ay dégâts yu bëri ndax. non ndax ma terminer rek. waaye parce que si loolu. dañu initier. boo seetloo 4 bancs yi nekk ci terrain de football bi. dañu njëkk a teg. gis naa ko waaw. fa la ñu njëkk a tàmbali. teg ko. gars yi rafetlu ko. ñuy continuer si suñu groupe suñu waa koñ. continuer suñu ay cotisation ba moo waral bërëb boobu. du ma wax nag lu ma si def. wala lu sama mag def wala lu keneen def. mais en tout cas nañu jàpp ne. ñu dëkk ca gox ba. ñoo defar loolu du mbay si. ok mbay si dafa indi initiative bi. def si alalam def si ñaqam. nekk fi nekk résident aussi. ñëpp rafetlu ko ñu def ko fa. te aussi am nañ yéene aussi. def fa leneen loo xamante ne. Mbàkke Bool gépp dinañ si gis seen bopp ndax fee ku nekk fay toog. dëgg la ñoo xam nga si dara. parce que aussi boulevard la yombul ci am réew. boulevard yóbbuñ ci am réew. gis nga déli bi ñu gën a dal mooy. le fait que tali bi. traversé foofu. ñëpp xam nañ ne tali kenn du si sué. mais tali bi moo fekk terrain si laa bëggoon ñëw ak yow parce que foofu noonu ba tay fekk naa fu booy dóoree bal meer mu daanu. ak fu accident fu amee fiir fa ay xale te loolu yëpp lu ko war a des fois booy dañuy maytu ñuy football te bu déjà bu ñuy football du ñu bàyyi xel te loolu tamit yaakaar naa ne mouvement daar war na a bokk lu mu gën a war a mën a combattre ndax defe naa ni luy indi loraange moom war nañ ci xool solution foofu noonu tali ba fa jaar comme li nga wax léegi tamit mouvement daar war na mën a xool est-ce que tamit ci sama xalaat ndax wax dëgg yàlla jeune laa comme ñëpp waaw damay bëggee football yëpp mais nag est-ce que foofu jotul tamit ñu éliminer benn boulevard bi bañ fa footballati bu ñu mënee occuper yenn yi pour mën a ñenn ñuy jàll pour ba dem xam nga ci loolu la ñu jëm parce que boo gisee man la ci loolu la ñu jëm y avait un projet ñu ngi corona il y a de cela 2 ans ba indi fa maquette dañuy dañ fiy jëlee football bi def ko place publique naa nga waxe naa nga ainsi de suite waaw maquette boobu man gisoon naa ko donc ça loolu monsieur le maire moo ko waxoon. waaw léegi c'est de bonne guerre. comme nit ñi amoon nañ yéene boobu. ñun ñu won leen ne leen. boulevard bi yëpp kenn mënu si fubal. ok Mbaye tegal sa loxo foofu léegi ma tijji téléphone bi parce que il est 15h30 si laa war a tijji téléphone bi gars yi si lañ bokk ma joxe numéro bi pour ñu bëgg a bokk si émission bi si 33 976 05 14 33 976 05 14 pour ñi nga xamante ni bëgg nañ participer ci émission bi acca jaar leen foofu 33 976 05 14 acca Mbaye. ñun suñu yéene romb na foofu. acca ñu jël kii salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ku baax. waaw ñoo ngi ziar bu baax a baax. delloo ziar bu baax a baax. waaw man Maguette Niang laa tudd. Maguette Niang. waaw je suis chauffeur ambulancier au centre de santé de Mbacké. ayca Maguette Niang ñu ngi lay déglu bu baax. non Mbaye si dama koy gërëm parce que depuis émission bi commencé maa ngi koy déglu. un homme bu am volonté laa ko jàppee. ku bëgg fi mu dëkk laa ko jàppee. ku ma nawle tamit. d'après ni may dégg muy explication yu leer. dama koy remercier ci loolu. merci beaucoup. di ko remercier encore ci. ak ñàkk kiñaanam. parce que boo suivre émission bi gisoo benn yoon. bu mu indexé benn politicien bu def du mal ou du bien foofa. ñëpp la yemale ci wax. li ko maire jëfal sant na ko ci. donte ndaw la lu dëkk ci dëkk bi. c'est ça un bon homme. jaajëf mon père. man nag damaa dëkk dans le département de Diourbel. ayca. arrondissement bu Ndindi. bu Ndindi waaw. waaw di liggéeyee Mbàkke. di maanaam di fi fanaan di fi yendu. di nit koo xam ne tamit jege naa des politiques depuis sama enfance. ma gis lu bëri ci biir Mbàkke. jubbanti gi war lool. Mbay bronché na ci. mooy ci doxinu waa Mbàkke. nañ bëgg dëkk bi. gone yi nañu bëgg dëkk bi. Masamba di leen jógee Kédougou di leen ko defaral. Njaga du jógee Fuuta di leen ko defaral. y a des actes nag yoo xam ne ñi ngi koy doxee ci biir dëkk bii nii je sais pas bokkul ci émission bi mais comme yàlla dogal na ma dugg ma expliqué leen ko. dëgg la. mooy xastante. nañ ko bàyyi. jaajëf xastante na ko Mbàkke teg ci suuf. je parle de tout le monde. ñëpp laay waxal. merci jaajëf. ki man def un acte noble. nañ ko joxoñ ne ko def na un acte noble. ki dëkk ci dëkk bi bokk ci yàq bu rëy ni ñu koy waxee en wolof. tey def loo xam ne dafa safaanoog li dëkk bi bëgg. na ko nit ñi joxoñ baaraam. man loolu laa bëgg. jaajëf waaw jërëjëf. Mbàkke ay jàmbaar la ñu am.
Mbàkke ay góor la ñu am ay gone yu am avenir la ñu am. jërëjëf papa jërëjëf. mais ni ñu leen di tegalee xamuñu ko maa ngi leen di sant bu baax a baax. jërëjëf papa ci di kàddu leen yi. gërëm bu baax a baax vraiment rafet na émission bi rafet na c'est très important yi tamit. jaajëf merci. jërëjëf maa ngi leen di jaar bu baax. ñeel mbay maa ngi koy nuyu. mi ngi koy jërëjëf maa ngi koy jaale. sant nañ la bu baax papa. jaajëf sant nañ la bu baax. ayca jërëjëf papa ba tey mën ngeen woote ci 33 976 05 14 33 976 05 14 gars yi ngeen di xaw a gàttal kàddu yi rek ndax li ñuy dese si temps bariwul salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ayca bismillah ku baax. ñu ngi lay ziare yéen waa iRadio. ayca ñu ngi lay delloo ziar bu baax. man la Cheikh Tidiane Ndiaye coordinateur xalaat santé ngir Mbàkke. ayca. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu waa iRadio yëpp. jaajëf ñu ngi lay bëggee bu baax a baax. di wax ne dalal ngeen ku mat a dalal. ndax booy la boo xam ne ni vraiment man li ma gis ci moom. mooy ku bëgg Mbàkke la. te it foo ko fekkit maanaam waxtaanam bépp mooy li jëm ci askanu Mbàkke. muy loo xam ne ni lépp loo xam ne ni dégg na nit ñi di ko xeex muy ñoom waa mouvement daar daar boobu. ci gars yi ñu ngi jégalu bu baax a baax donc dañu amoon tuuti coupure rek fële ci Sonatel mais mbay ñu continuer mi ngi jégalu bu baax a baax ne ko salaamaaleykum. waaw sëñ bi ziar nañ la. sant bu baax kay. ça va alhamdulilah kay sant bu baax a baax. waaw bien ah président. sant bu baax wele. amiin amiin jërëjëf père. jaajëf. Mbàkke nag dafay yàqata dañ ñu leen mag taxawaay bi am kat ñu ci amoon. te Mbàkke ram mu na fi. dëgg la. yàlla def ngeen am lu mel téeméeri mbay fii. ñu bëgg dëkk bi soxal dëkk jëm ci kanam. mën naa tey jii maa ngi nekk mu nekkoon xale. taxawaay mbay ci laay taxaw. te nag mag ñi jàppale gone yi. jëm Mbàkke ci kanam. amiin. yéen ñi am yéen a Mbàkke yàlla na sama borom dimbali taxawu leen. amiin président amiin. te ngeen moytu politiciens yi bon yi. dëgg la. jaajëf. voilà maa ngi leen di merci. jaajëf. c'est le président des charretiers. de Mbacké. incha allah moom tamit. waaw dina fi jaar. mooy c'est le président des charretiers de Mbacké. Malick Wele muy dëkk moom aussi foofu si boulevard bi quoi. incha allah dina fi jaar. donc gars yi il est 15 heures passées de 38 minutes ci 33 976 04 15 asalaamaaleykum allo. daaw na acca ñëwaat sel ci 33. 976 05. beneen grand bi mooy Cheikh Tidiane Ndiaye. Cheikh Tidiane Ndiaye moo duggoon ki génnoon. moom moo nekk ci panel xalaat santé bi pour Mbacké am hôpital niveau 1. niveau 1 mooy beneen mouvement boo xamante ne taxaw na. moom c'est un immigré. vraiment moom tamit lépp doon nañu ko dégg muy défendre aussi dëkk bi bu baax a baax. parce que aussi Ndiaye loolu mooy defar dëkk bi. gis nga li Père Malick wax. di président des charretiers. de Mbacké. moom tamit mu ngi def liggéey bu am solo. il est en train d'identifier ñi nga xamante ne ñoo yor saret yi. tey boo demee seen kees ñu ne la charretier yi. denc nañ 2 millions wala nangam doo ko gëm. mais nit ñi dañu tàmbali di tabax dëkk bi. parce que dëkk bi gi nga bu ñu ko tabaxul. kenn duñu ko tabaxal quelqu'un l'a dit sànq. ñun ñooy defar suñu dëkk. gis nga mag ñi seen ay wéy na. ñun gone yi nag dañoo war a roy ci mag ñi nga xamante ne ñoom tey ñu ngi teg dara pour askan wi gisi seen bopp.
mais non ñuy roy ci mag ñoo xamante ne Mais Mbaye, sont juste- là pour ñoom seen bopp ñoom Aïcha. gone gu bëgg a jug ñu tër la ren ni parce que ñoom seen bopp lañ fi nekkal Aïcha 33 976 05 14 33 976 05 14 maa ngi fi éviter Mbaye si mouvement Dar ci gars yi 33 976 05 14 Mbaye ba tey waaw mi ngi jël kii ci téléphone bi salaamaaleykum allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah waaw Baye Babacar Sy. waaw ku baax man la Momar. Momar ziar naa la bu baax Aïcha. ñu ngi delloo ziar bu baax. yaa am jàmm waaw franchement ça va émission bi ñu ngi koy déglu depuis le début. dëgg la waaw sa waa ji la invité ñu ngi koy déggee. jaajëf dëgg la jaajëf parce que moom tamit vraiment maa ngi koy topp quoi chaque jour di lundi au jeudi quoi émission bi tamit ça va quoi. jaajëf jaajëf mais Mbaye yow moom dañ lay wax courage. merci ndax détermination bi nga am tey bu ko sa morom yëpp ko man Mbàkke dina avancé. Jaaj dina jëf mu neex. incha allah dina baax merci waaw ndax àdduna bi moo toll foo xam ne. kenn wutul xaar kenn ci lenn ci dara. dëgg la jaajëf. waaw moment bi kenn ku nekk ci ñun na jub xam ne li defar Mbàkke ci sa responsabilité la nekk. incha allah merci vraiment daal bu ñu ko defee moom gëm naa ne moom affaire dina dem ci kanam quoi. incha allah dina baax ñun daal ñu ngi lay encouragé ñu ngi sa ginnaaw. ok merci waaw di ñaan yàlla rek yàlla sottal lépp. jaajëf Momar fier de vous et merci beaucoup. et merci beaucoup jaajëf jaajëf donc Mbaye ba pare ci côté engagement mouvement Dar ban politicien la pare pour jàppale ko si maire yi. waaw mouvement Daar moom jàppalewul kenn Mbàkke lay jàppale te aussi mouvement Daar comme farak nit pour di ko défendre ca la mu nekk mouvement Daar du ko def salaamaaleykum allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi na ngeen def. waa ñu ngi lay ziar bu baax a baax. delloo ziar wér. akasa jaajëf yaa bay. maa ngi déglu émission bi Mbaye moom da xaw ma ko waaye dama tombé ci émission bi léegi nii rek. am ci contentement bu mag. mën a xaaral mu fese sama yéene. acca est-ce que mën nga ñu baaxee tur bi. waaw soxna Kouma Mbaye Touba ndaam soppeek Sëriñ Fall Mbacke ànd ak Sëriñ Fall sax lan may wooye nag. ndeysaan akasa jaajëf yaa nañ la. maa ngi ci ndaam Sonatel maa ngi ci bokk ci mouvement jóg jënd ak suñu Mbacke Faye tamit nag. dëgg la mu nekk xale bu baax moom tamit macha allah waaye daal Mbaye moom dama déglu émission bi. di ko ñaan yàlla ndax nit ki bu amee ambition rek. ak ñaan war a topp ci moom. dëgg la merci kon nag yàlla ko suñu borom àggaleel yéeneen. jaajëf. di ñaanal sama mbokk moom tamit ci Sëriñ Mbacke moom tamit mébétam ak bëgg-bëgg bi yàlla na ko suñu borom mottali. amiin ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin jaajëf. macha allah kontaan nañ trop. jërëjëf yàlla borom taxaw jërëjëf. amiin acca jaajëf di ko kontaane bu baax a baax mbokk yi ba tey mën ngeen ñëw ci 33 976 05 14 33 976 05 14 salaamaaleykum. allo oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam. kooku Baye Dor. waaw Jericho. waaw man la Sama Ñaar Jericho. waaw maa ngi lay ziar bu wér. ziar nañ bu baax waaw ñu ngi bëggee waxtaan bi. jaajëf di kontaan trop ci émission bi ni muy doxee. jërëjëf Jericho mais tey nag li tax ñu gën a yokk suñu kontaante. mooy da ngaa dalal suñu rak. dëgg la waaw muy Mbaye Babacar Sy ñu bokk benn koñ suñu parents yi doon ànd. dëgg la muy nit koo xamante ne. su sañoon mu dëkk sa koñ. dëgg la waaw yàlla nag cëralee ñu ko ñun ñi nga xamante ne ñoo dëkkee côté boulevard Jumaay Tijaan. muy ndaw loo xamante ne ñun ñëpp doon ko war a ñaanal. ndeysaan. waaw ñaanal ko ndaxte li muy def. yàlla rek moo tax di ko def. ba pare gëm boppam. fëkk yóbboo ko lii nii sax mosuma jàkkaarloog moom di ko wax mais damaa gis lépp loo xamante ne rek dañu am ci dëkk bi booy bi dana ci wane am fulaam bëggul kuy not
acca gars yi di jégaluwaat bu baax a baax di jégalu bu baax a baax des fois xam nga rek émetteur bi mooy xaw a nu mu tuddati donc Mbaye ñu continuer salaamaaleykum kii si téléphone bi. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax. xam naa noonu déglu lépp tur bi. waaw acca bismillah. émission bi sax xam nga ñoom suñ Mor Mbaye Cissé ba daan wax ne ab rajo moom. su ci bañ a déglu lu la ci naqare lu la neex dara la ci raw. ndeysaan waaw. léegi nag ñun nag li ci rajo bi di sunu rajo. xam naa li ñu dañ ko waxaatee mooy li ñuy dagg léegi bari na ndax jamono jii léegi gi daa daggoon. waaw beneen bi ci def mooy émission bi li tax ñu déglu ko. da nga koy dafa di leen sant ndax tegu leen ci ay musique kese rek. waaye di ci invité ay nit yi defar dëkk bi loolu am na solo lool. ndax xubbul watan minal iman. rawatina lu mel ni kuréel yi. parce que waa ji ñaaw ji mel ni Abdou Mbacke Ndaw ñoom ñaawee noonu te bëgg ku mu jiite force ngay nekk ci ginnaawam di ko xaj. di wax tey soxla gi mel noonu ndax ñun nag suñu doonee bàjjana moo tax nu koy tooñoo. waaw. waaye daan kooku tamit jiite mouvement bi noonu comme suñu mbokk ko jiite. maa ngi ñaan yàlla mu jëm ca kanam. amiin amiin. dañu nekk ni yenn mouvement yi def rek nga xam dañuy wutu tur ba mu neex la ñu xëy sa génn ci ba set ci wicc. wala ñu ànd ak nit ba nit ñi defe ne am nañ société ñu jékki-jékki woot ñoo ñu àndaloon. waaye nit ki moom lépp loo góorgóorlu di ko def ci defar fa nga nekk loolu am na solo lool. jaajëf jaajëf. waaw ñoo koy jégalu bu baax a baax. jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax ci yow di la ziar 33 976 05 14 salaamaaleykum. wàññil tel waaw Jëriko. waaw maa ngi tuub nag maa duggaat. waa sànq kii bi dafa dawoon. signal bi dafa dawoon mais di wax rek ne. booy bi nañ ko ñaanal quoi. ak ñi ma bokkal liggéey bi yëpp. parce que bu ndaw bu nekkee ci dëkk. di xool lépp loo xamante ne mi ngi avancé lu dëkk. rawatina koñam mu di ci nekk. xoolu ci ku ko fay xoolu ci dara. chaque jour rek mi ngi bañ noteel. di bañ ku ko yeb. kooku bu nekkee ci dëkk nekk ci gox dafa jar ñu koy ñaanal ñun daal ñoo ngi ci ginnaawam te fu ñu toll ñu ngi koy ñaanal comme ni ñu ñaanalee suñu bopp. yàlla mi nga xamante ne moo mën a aar yàlla na ko aar moom ñi nga xamante ne ñoo bokk liggéey bi. ku ñu jox cër la ku ñu bàyyi xel la. yàlla mi mën a aar nag yàlla na ko yàlla aar quoi. amiin waay Jëriko amiin waay. en fait kii nii ñoo bokk Baye waaw parce que Baye Cheikh Niang ak Baye Abdourahmane si la woon. waaw ndeysaan moom taawu papaam. sam papa la ñu ko tuddee. maa ngi leen di nuyu au passage. parce que lu yàgg dëgg la. acca Mbaye ñu amul solo ñu jël gars yi si téléphone bi salaamaaleykum allo. allo. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. Ibu Dieng Sarr ma ne. waaw ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax. maa ngi dégg léeg-léeg nit yi wax naan ab dëkk. waaw. kenn duñu ko naan kenn du ko defal noo ko defal suñu bopp. loolu dama koo daax moom. da nga koo daax yow. waaw xam nga li ma xam. buñ falee maire. maire bi moo war a tàmbali di liggéey nit ñi ànd ak moom. waaye duñ fal am maire bi di faf lu ko neex di lekk ñu di ko fay. ba pare civil yi nga xam ne nekkul bi jël seen alal di ko defal ci dëkk bi loolu tam du lu neex. na maire bi commencé. maire bi commencé. ñu jàppale ko. su maire bi defee loo xam ne lii lu baax la. ñu yaxal loolu ba kenn du ko yàq. waaye damay defar noonu du. sama dëkk maa koy defal sama bopp. ñun noo koy defal loolu d'accord. ñun attanuñ loolu. Mbàkke dafa am budget réew dëkk bu ne dafay am budget boo xam ne moom la maire bi am. léegi nit ñi dañuy fay seen i juuti di fay seen i droit. dafay lépp. xaay boobu fan lay dugg. jaajëf dañ ko utiliser ci dëkk ba mu jeex tàkk. jaajëf ñu jàpp ci. loolu laa xam man. waaye rek damay defal loolu lu ñu xam man xaw ma loolu man. jërëjëf donc Mbaye moom li mu wax yow loo si waaw dama doon àggale rek. gars yi dugg. parce que Jëriko ñoo bokk baay. ñoo bokk gox. parce que ndaw la comme man. kon loolu mooy ñaanal. yàlla nañu bokk ñaan gi ñun ñëpp. ak ndaw yi dëkk bépp amiin donc man tey may seede lu rafet ci moom ndax ñoo bokk mën naa ne même kër. ndax ñoo jàkkaarloo déggoo li ma la wax sànceeb 16 millions la ñu song ñoom. ci jumaa ja mooy mbaar moom nga gis. donc mooy li góor gi génn wax. parce que aussi bu ñu xaaree lépp ñu defal ñu ko. bu yàggee mu doon nooteel. parce que gis nga ki lay fekk. di la defal. dëgg la war a nekk droit wala devoir. nga xëy réclamer ci moom. mais am na loo xam ne soo ko mënee yow mi yeewu ci dëkk ba. defal ko sa bopp day gën. ka dëkk ginnaaw feneen. gën a sori mën a jëriñoo loolu. jaajëf waaw ñu jël kii si téléphone bi salaamaaleykum allo. waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax. acca bismillah yaa ngeen direct. waaw doo fi nga nekk dafa xaw a am tuuti écho doo génn wala. acca
yaa ngi may dégg naa. waaw alhamdulilah. waaw ñu ngi leen di bégee di teewlu émission bi ah. di ko rafetlu di bàyyi xel émission bi bu baax a baax. aussi sa invité bi aussi wax dëgg yàlla ñu baax ñu koy bàyyi xel tey aussi. jaajëf. waaw wax dëgg yàlla moom ñun moom duñ sañoon képp koo xam ne damaa ñëw taxaw benn mouvement boo xam ne liggéey rek la ñu am ñëpp dañuy ñëw ànd ak teg la loxo. parce que Mbacke rek ñu ñor quoi ñun doomu Mbacke pour man. incha allah mais man li may wax aussi chaque fois ci ki nga xam ne mooy suñu njiitum réew rek daa mën a jël exemple comme si suñu maire ñun muy président Macky Sall. waaw. yàlla bi nga xam ne moo ñu booleeg ñoom. booy ñëw ko ki nga xam ne mooy monsieur maire Abdou Mbacke Ndaw loolu laay wax yàlla bi ñu booleeg moom yàlla ñu tàqaleeg moom rek parce que ñun yàgg ban man damaa seetlu ba ñu nekkee ba léegi amul benn changement boo xamante ni bii def ko fii. te loolu daf fi yàgg ci bi te dafa metti. jaajëf sama waa ji kontaan naa trop temps bi moo ñu xaw a xocc mais ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. merci jaajëf kontaan ci yow bu baax a baax di wax gars yi yéen a ngi ànd ak ñun ci IK rajo 100.6 Mbacke Bawal seen rubrique kaay ñu wax mu nekk suñu premier numéro ma dalal fii Mbaye si mouvement Dar Dar Mbaye instant bi li ñu des si waxtu bariwul mais mën naa jëlaat kii salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñoo ngi ziare. delloo ziar bu baax a baax. di rafetlu émission yi bu baax a baax. jaajëf waaw merci jërëjëf. xam nga gone bu loxoom setee. day mën a bokk ku mag. bu baree nag ñoom ñëpp ñu àndandoo seen seet nga fas yéene. liggéey Mbàkke. fayda ji ñu ci àndal ndax mbay moomu xam naa ko. léegi nag ñoom noonu ñu ko doxalee. noonu la war a fayda seet comme dañoo toll ndax tombé waral ay gaaf. te comme Mbàkke dafa toll ci ut am maire. nañ seet koo xam ne kii saa yi ñu yeewoo gis ko. mën a joxoon ci li mu def ci dëkk bi. di dimbali gën a maam élèves yi nekk université. dëgg la. dégg nga li baax li ma wax. waaw dégg naa li nga wax bu baax kay papa. ndax loolu moo leen desee fi mu nekk nii. tombé waral ay gaaf yëf yi buñ ko nëbb. léegi ginnaaw yàlla dogal na ñoom ñu daan liggéey ci côté di liggéey. ba woote baa ngi ñëw. nañ seet ñi dëkk Mbàkke bi nga xam ne bii saa yi ñu xëyee gis leen. jaajëf jërëjëf. ndaxte boo xoolee. ma terminé boo xoolee. am na ci ay université ñoo xam ne ñii am na ñoo xam ne ñu ngi fii te dañ leen a fayal foofu. di nekk ci cadre bi nag mooy Baye Diop Touba Lansar jërëjëf. jërëjëf Baye Diop Touba Lansar maa ngi koy bëggee bu baax a baax ndeysaan Mbaye kàddu yi am na solo mais xam naa dañuy jéem a def rek suñu kàddu yu mujj ndax li ñu des si waxtu bariwul. li ñu bëgg a xam mooy mouvement Dar Dar lan la pare pour maanaam def ko lu njëkk loo xam ne lii nii comme ni nga ko waxee Dar Dar jooni pour maanaam ci Mbàkke daal ak maanaam projet yi maanaam 22 yi ñu jëm si nii daal. waaw en fait xam nga ñi woote seen i kàddu dafa am solo. jàngat ba tey ba tey mën nañu amaat ndax gars yi moom ñu ngi fëgg ba léegi. non garaawul mën na leen arrêté. parce que waaw léegi nañ jël pour ñu mën a ramasser terminé. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw nga ñu gàttal kàddu yi rek parce que temps bi xoj nañu bisimilah. waaw du gudd lool waaw maanaam boobu ngeen dalal. am laa dégg ay waxtaanam rek. tey nga dégg waxtaana. waaw tey laa ko jëkk déglu waaw. yaa ngi koy doog a déglu waaw. maa ngi Touba waaw Modou Gueye laa dëkk Touba. Modou Gueye depuis Touba jaajëf. waaw waaye nag damay am lu may xalaat rek. nooy xalaatee waaw bisimilah. waaw maanaam ku ne ak sa xalaat. waaye adduna moom ni ma ko gisee. ku fi nekk ku ne. maanaam da ngay bàyyi xel ñi la fi jiitu. waaye bu fekkente ne maanaam da ngaa sosu lu bees. bëgg a mel ne maanaam ki fi ñëwoon démb bëgg démb doonu dara. boo sabantuwul yow sa taxawaay du yomb. kàddu yu am solo. du yomb. parce que ñun fii Samba yàlla Moussa Diop fi leen fekkoon. mu doon coow lu metti. bañ egg si fii. waaye boo ba suñ jonni tey jii. waxtu wu ne ñu ngi sos. ay kuréel lu ne ñu ngi koy sos. waaye waxtu wu ne njàmbat rek fi nekk. li ma yaakaar mooy defar réew mi ak dëkk bii. maa du ay wax jëf la war a doon. man daal noonu laa gisee xam naa li ma gis ci àll moom dund ko ci àll. pour li ma gis Sénégal bii moom. jërëjëf papa jërëjëf. baax na jërëjëf. jërëjëf Mbaye xam naa kon damay tëj téléphone bi rek di jégalu gars yi xam ne ñu ngi woote comme ça ñu mën def tàggatoo bi parce que 5 minutes rek mën naa ni moo ñu dese wala 4 minutes. waaw mooy li ma wax rek. parce que aussi askan wi dañuy namm. di dégg. li nga xamante ne mooy li nekk. dëgg. parce que
des fois day manqué nit ñi. gëj ngeen ci rajo yi la tax waxatoo leen wala nangam. léegi-léegi nag nga réservé wu. dem nekk ci leneen. mooy waar bi ñu nekkoon. doon jéem a teg dara lu concret. loo xam ne dañu koy jariñ ca gox ba ñu dëkk. di initier aussi à ce que aussi yeneen gox-goxaan yi. nañu gëm ne. ki nga ab dëkk am réew waxuma ñun ñoo koy defar. mais li koy defar ci ñun lay tàmbalee. parce que tey sa buntu kër kenn du la ko sa biir kër kenn du la fekk di la ko baleel. non. kon am na loo xamante ne c'est le minimum. aussi nañu ko bàyyi xel. gis nga ku fi mënti nekk. te askan wi accompagner lu wuñ la dignement. gëm naa ne li ngay mujj rek mooy. accam mais moo tax ñu war a taxaw dafa seddu. gis nga góor gi génn dafa wax kàddu yu am solo. ne démb bu ñu ko fàtte. man sama waajur ci démb la bokkoon ñii ñu mu doon lim ay Amadou Ka ay Samba Yàlla Diop. damay génn paa yi di ma expliquer ne ma sa papa fii la jaar ak ñii. ku sa waajur nekk député 88. kon am nga sa waajur am na jaar-jaar ci dëkk bi. ndeysaan am na lu ñu waar ñoom. mais li ci des nii. ay ndaw ñoo koy mottali. ok léegi parce que ñun dañu ñëw. fekk fi ay école fekk fi leneen gis nga mouvement Daar Daar nag. c'est un mouvement boo xamante ne. indépendant. àndul ak Massamba àndut ak Mademba. mais yow mi ci bokk yow. su la neexee nga ànd ak nit. yow. su la neexee nga fara ku la neex mais mouvement bi. li mu gëm mooy. Mbàkke gii lépp lu ñuy réclamer pour Mbàkke am ko. mouvement bi moo ca war a jiitu. à travers ñu ngi lancé beneen concept mooy lan hôpital niveau 1 pour Mbàkke. kenn duñ ci jiitu ña nga ca. mouvement bi aussi balaa ngay wax ay nit ne dañ leen dem ci nangam. da ngay xaar ba loolu jël forme. parce que góor gi doo ko wax la nit ñi dépassé. gis nga wax toog ci rajo yi di wax ay kii moo lii moo gën lii non nit ñi dañ ko romb lu ñu posé ay actes. fa la ñu toll ndax buñ nangoo ne ñun nous sommes en retard. dañu tardé réew mi moo njëkk a tardé. da la réew mi tardé nag bu ñu ko nangu suñu dëkk. parce que suñu dëkk aussi il est très en retard. am na retard bu ñu am. bu ñu ko bëggee continuer di ko wax du sotti. nañu jàpp ne ñun nañu tàmbali tabax. suñuy lampe bu leerul. maire bi dina ñëwam du ñëw nañu tàmbali ca la ñu am. bu ñu fa fekkee ñu dem. bu ñu fekkul ñu mën a dem. parce que loo def ren. bu déwénee mën nga mën lu ko raw. mën nga génn sa gox dem def ko beneen gox man dépassé naa sama gox. ba dem goxu jàmbur. di fa jóg ay lumière. xam naa dëgguma la mais ñu def lu gaaw parce que. xam naa aussi 3 minutes moo si des. temps bi jeex na par pare aussi. man tey du ma toog ci rajo. di décliner. mouvement Daar Daar seen ay projet daaw defoon nañ dîner débat. def ko en direct dans une radio de la place. def ay tournois xale yi ñëw jouer. parce que dajale autorités yi nga xamante ne boo leen doon dajale ci dëkk. du yomb. ñëpp la ñu boole dajale leen dans une salle. ñëpp toog. kii wax li mu gis kii wax li mu gis direct dans une rajo. ba pare aussi ñiy yëngu aussi si domaine social bu baax. mais daal li ma bëgg di ko wax sama mbokki ndaw ñi mooy. élection yi ñu jëm. élection yi ñu jëm. mooy ëllëgu. dëkk bi te ëllëgu dëkk bi ñun la. parce que bu dee ay ndaw lañu. gëm ne dëkk bi am na ëllëg. ëllëg moom pour ndaw ñi la. jaajëf ñun jaajëf Mbaye. mais aussi mooy nañu góorgóorlu daal ba xam ne comme li góor gi wax. boo nekkul ci mbir. di dajale ay nit ñuy def. li nga xamante ne ab maire moo ko war a def. kon suñu tollee ci tànn. ñooñu noonu war nañu mën a bokk ci ña nga xamante ne ñooy saytu alalu dëkk bi. fu ñu koy def ak fu ñu ko dul def. mais bu buggee toog nga bàyyi doos ne. nañu fal diw. waaw bu ñu falee diw te yow demoo pour. xool saytu affaire yi fu mu jëm ça égal à 0. jaajëf heure bi jot na sëkk Mbaye maa ngi lay bëggee bu baax a baax ci maanaam teew gi nga teew. kontaan naa ci trop. heure bi xooj nañu ni parce que heure journal bi jot na. xam naa di nga fi jaaraat. ñu gën a yaatal et puis tamit kontaan naa trop. ci ñëw gi nga ñëw fii ça me fait plaisir ndax gars yi à votre disposition. incha allah di nga fi ñëwaat ndax yaa nekk suñu première invité suñu rubrique Dundu Mbedd. ñëpp dinañ ñëw ah. jaajëf incha allah merci Mbaye Sy maa ngi koy bëggee bu baax a baax moo nekkoon sama invité rubrique de kaay ñu wax mu nekk rubrique boo xamante ni ci lépp la ñuy wax ku nekk di nga fi ñëw ku nekk di nga ci gis sa bopp tamit di wax après dinañ joxe numéro yoo xamante ni képp koo xam ne rek intéressé na la bëgguñu invité la après dinañ ci jokkoo jaa ngeen jëf c'était Baye Doss ak Block Hip Hop